benn jotee ngeen di ànd ak seen doomu ndey ngir rek kàngam yi nga xam ne ñoo ngi leen di invité ci plateau bi war a waxtaan ak ñoom ci xew-xewu réew mi xew-xewu àdduna ak lépp loo xam ne tamit que dana indil njariñ askanu réewu Mauritanie waaye également ñëpp ñoo xam ni ñu ngi topp ci wàllu bitim réew. loolu moo waral tax ni duñu sax xaar lu yàgg ndaxte ki ñu invité tey jii moo ni toll du ñuy ànd ak sunu waa régie ñi nga xam ni ñoom ñooy. maanaam fidèle maanaam ñi nga xam ne ñooy ànd ak xeltu saa su nekk di ànd ak ñun ki ci jëkk di ingeste Gleb Ould Ahmed nekk fa ànd ak ñun commutation Oumou Kalzoum Bilal nekk fa son Abdallahi Ould Mahfoud nekk fa ci kaw ci suuf Fatimetou Mint Mawlut nekk fi Z Salek coordinateur di Dahman fële nga xam ne mooy no daal Dahman Abou Sidi nekk fa ñu war a ànd ak ñoom ñu jox nu sunu premier élément di sunu portrait sunu naatango Léna Dieye dinu ko defal saa su nekk samedi bu jot ñu ànd ak waa régie ak kii di Oumou Kalzoum Bilal mu jox nu sunu premier élément di sunu portrait invité kan la xeltu tey ji invité ci 27e numéro saison 6 ñu dem dellu soit ci plateau bi. juddoo ca Kër Maseen ci atum junni ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak benn yaroo fa màggee fa fekk fa mbaax Bintu Dieye di Binta Fall ni ko yaay ja di woowee doon ganu xeltu tey ñu fas yéene leen sëggal ci jaar-jaaram ngir ngeen xam anik mooy kan Bintu Dieye li mu njëkk def ci àdduna mooy dal njàngum alxuraan ci peggu maamam bu jigéen amoon ci pas-pas loolu ba way juróom bu góor ne daf koy jébbal li nga xamante ni moom mooy njàngum alxuraan ak li nga xamante ni moom mooy diine waaye nag mu doon ku bëggoon njàngum dawal gi ba doon fiir ci li nga xamante ni moom mooy ay moromam yi jigéenam yi doon xëy ca daara yi l'école ya di xëy ak di wàcc ba ci noonu ci la ko way juróom daal di mujj dugal l'école waaye nag ci kaw mu gën a fonk li nga xamante ni moom mooy njàngum alxuraanam mu def tout tànkam ca Kër Maseen daal dee def diggu doomam nag ci ay bërëb yu bëri ci biir réew mi fu ci mel ni Kayidi Boutilimit ci ngiti ak fii nga xamante ni moom mooy Nouakchott mu dellu si waat fii ci li nga xamante ni moom mooy njàngam ba tey mu daal dee wéyal njàngam waaye nag doon teel dugg ci néegu sëy waaye terew ko wéyal li nga xamante ni moom mooy njàngam ànd ak borom këram mu doon ko ci jàppale lool ba keroog bu muy am baccalauréat fi nga xamante ni moom mooy lycée bu Kaye ci la dellu si waat fi nga xamante ni moom mooy l'université bu Nouakchott daal di fa def ñaari at ci ñetteeli atam ci la dugg def jongante bi nga xamante ni moom mooy jongante jàngalekat yi ba far yàlla mu nekk tey ji jàngalekat ci bi mu génnee ci li nga xamante ni moom mooy daara ji di tàggat jàngalekat yi ci la ñu ko njëkk affecté fa li nga xamante ni moom mooy Kayidi mu jógee Kayidi dellu si waat Kër Maseen di dëkku cosaanam nekk fa jimmi jamono daal di dem Tigint ñu daal di ko tabb mu doon directrice su école bu gën a mag foofee nga xamante ni moom mooy Tigint ci pas-pasam ak ci taxawaayam ak bëgg bi nga xamante ni bëgg na ko métier bi nga xamante ni moom mooy métier jàngalekat yi saa yu duggee ci li nga xamante ni moom mooy daara yi ñëpp dañu koy nawloo waaye nag doon nag nga xamante ni saa yu ñu ko jëlee ci daara yóbbu ci beneen daara mu doon njàqare way juri ndong yi nga xamante ni ñoo seq ak moom mbir mi ni mel mu jógee Tigint daal di dugg si nag fii ci atum 2000 ak fukk ak juróom-ñeent fii ci biir Nouakchott ñu daal di ko détaché ci waa kër jawriñ bi nga xamante ni ñoom la ñuy dénk lépp lu jëm ci wàllu njàng ak njàngale daal di ko dénk ay ndombal tànk waaye terewul ba tey mu doon ka nga xamante ni ku am pas-pas la tamit ci li nga xamante ni moom mooy wàllu politique teel na dugg ci li nga xamante ni moom mooy politique doon politique fi nga xamante ni moom mooy bu goxam ba mu juddoo ngir bëgg koo suqali Bintu Dieye doon ku teel a laq ngërëmu way juram waaye it ngërëmu booram këram di ki nga xamante ni teel na tamit laq ngërëmi jege ñaaleem ku ma seq ak moom teranga doo ko jéppi di ay kaddu yi nga xamante ni ay mbokkam yépp ko bokk wax li ko waral mooy alxuraan yi nga xamante ni moom moo nekk ci dënnam doon wéttalam di ko bëgg lool bëgg tamit ki nga xamante ni moom mooy nabi alayhi salaatu wasalaam di yendoo di gëstu ci moom di fanaan di gëstu ci moom di ko tiitaroo di ko bàkkoo te di ko sagoo doon ku bëgg njaboote it ñeme njaboot lool kooku nag tey jii moom la Babacar Naam fas yéene dalal ci seen émission xeltu. Voilà donc mbokku téléspectateur ak téléspectatrice bu émission xeltu seen invité ngok Bintu Dieye lañ leen inviteel Bintu Dieye comme ni ko soxna Léna Dieye waxee di doomu Kër Maseen soxna Bintu ñoo ngi lay nuyu. bismillahi rahmaani rahim sëñ Babacar maa ngi lay delloo nuyoo maa ngi lay fay nuyu di la jaajëfal bu baax ci sa invité bi nga ma
woo tey ci sa plateau bi. ci voilà soxna Bintu defe naa ni sunu naatango soxna Léna dégg nga présentation bi nga xam ne defal na la ko est-ce que tey jii su ma la doon laaj ni présentation bi am na loo ci yokk wala ni mu ko tënkee yëpp noonu la lan nga ma ciy wax. bismillahi rahmaani rahim mën naa la wax ni la lii soxna Léna wax ci man xëy na du yomb ma ci yokk dara ndax tënk na samay jaar-jaar yëpp fa lillahi alhamdu wal minna des na ci rek xanaa ni sama culture arabe la. man sama baccalauréat c'est en lettres modernes arabes. voilà loolu voilà foofu sax lu ñuy duggee ci sunu waxtaan mooy gannaaw bi ma gëstoo sax kan mooy Bintu Dieye laata ma lay dalal fii dañ ma wax ni ma Kër Masène bi nga fekk baax yaa fi kii fa jëkk am baccalauréat voilà et boole ci encore nga am bac arabe defe naa ni su ñaaree ñettul alors tey jii lan moo la motivé woon ci moment boobu nga xam ni ñëpp ñoo ngi bëgg di jàng nasaraan bi yow nga préféré def arabe bi. sëñ Babacar loolu dina nekk question bu ma neex lool ma tontu ci ndax comme ni leen a waxee ci présentation am dama nekkoon ndaw loo xam ne lii samay waajur alxuraan lañ ma doon jàngal. loolu lañ ma doon jàngal ba façon yéene sax ni kenn jàngaluma école ma doon fiir nag ci samay moroom yi ma daan gis ñu jóge ca école ba daan leen déglu di recopier seeni leçon ci sama mémoire. ñooñu daan na lu ñu indi jëlee école ba xëy na sax daan naa ko réciter man balaa ñu koy réciter fi ñuy toog di nafar. ndax rek bëgg jàng école yàlla def nag mu tombé woon nag temps wu réforme arabisation bi ma dugg école Kër Masène fondamentale bi Kër Masène laa ko duggee en 1900 bu ma jumulee 81 déjà booba maa ngi am 10 ans ferme ma def sama première année ñëw jël numéro 1 ñu yóbbu ma 3e année ma ñëw fa numéro 1 ñu yóbbu ma 5e année ma ñëw fa numéro 1 def concours ci at moom am entrée en 6e. est-ce que tey jii rëccoo dara ci li nga ñàkk jàng maanaam français bi. rëccuwuma ci dara ndax bi ma màggee ba xam ni aussi français nekk na loo xam ni lii jamono daf ko laaj jàngal naa sama bopp alhamdulilahi rabbil alamin du ma ni li ma xam ci arabe xam naa ko ci français waaye xam naa ci sama soxla. dinaa ci wax dinaa ci dégg dinaa ci lire dinaa ci comprendre alhamdulilahi rabbil alamin dama koy jàngale sax. am na nag tuuti lu ma bëgg a jojjanti foofu rek moo di ni Kër Masène jëkkuma fa am arabe jëkkuma fa am bac wante maa di jigéen jëfa jëkk am bac. en tant que jigéen bu fa jëkk am bac yow la en tant que jigéen waaw. voilà mais lan moo la motiver ba nga dugg ci enseignement bi lan moo la ci motiver alors que amoon nga yeneen opportunité nekki avocate wala nekki ingénieur am yeneen i diplôme yoo xam dafay wutee njàngale mi lan moo la motiver ba nga dugg ci njàngale mi. sëñ Babacar boo gisee ma taamu njàngaleem ma taamu métier jàngalekat. maa ngi jëkk mi ngi ma jëkk jàppe ci benn xadiisu sunu Yonent ba alayhi salaatu wasalaam bi mu wax ni xayrukum man taallama alqur'ana wa allama ak beneen xadiis buy wax ni ida maata ibnu aadama inqataa amaluhu illa min thalaatin bokk na ci ilmun bastahu fi suduri rijalin ba pare nag ay jàngalekat yu baax ay jàngalekat yu amoon itte ci lu ñuy def marqué sama vie ba ma fas yéene man ci sama bopp ni man mi jàngalekat laay doon yi jàngalekatu primaire aussi ma fas yéene nekk koo xam ni kii moo njëkk dugal lu baax ci boppu xalel ma fas yéene nekk koo xam ni kii moo njëkk bindal boog doomu aadama surtout doomu jullit surtout doomu Mauritanie fa lillahi alhamdulillah loolu moo la motivé nga nekk enseignante mais tey jii Kër Masène bi nga fekk baax bi nga jénnee ci sa formation dañ la jénne ci biti nga dem maanaam ci dans les régions yooyu nga dem fa def fa ay diir nan nga ko jàngatee nan nga ko dundee en tant que jigéen ñu jël la xëy suba jénne la sa watu waajur bu jigéen jénne la sa watu waajur bu góor jénn si sa environnement fi nga xam ne fa nga fekk baax yóbbu la foo xam ne mosoo fa dem nan nga dundee sa première affectation dans les régions.
sama première affectation dans les régions dund naa ko dund gu yomb macha allah ndax dafa fekk déjà ma am esprit wu génn man comme ni la soxna leen waxee ci présentation bi dama doon jigéen joo xam ni dañu ma dugal ci néegu sëy à l'âge de 14-15 ans. 14-15 ans boobu maa ngi def sama deuxième année collège. loolu il faut que ñu ñëw ci biir émission. parce que jox nga ma beneen aspect bi mu war a dugg foofu. ñu dem d'accord kon nag ma wax la rek ni la déjà bi ma génnee nekk institutrice. ñu affecté ma dem ci yeneen ci région boo xam ni juddoowu ma fa yarawu ma fa naam lakk dégguma sax seen lakk. sama génn yooyu ma jotoon génn nekk xale bu tuuti fekk na déjà ma nekk nit ku yeewu ci génn daal. nit koo xam ni kii génn sonalatu ko nit koo xam ni kii déjà am na expérience. mais est-ce que yomboon na parce que si doomu jigéen nga nekk doom bu jigéen ñu jël la yóbbu la ci àll ak tentation yi nu mu mel ak yenn mbir nu mu mel est-ce que amoo ci woon tiitaange. bon xëy na amoon naa ci tiitaange am naa ci sax jot naa jàkkoonte ak ay. ak ay jafe-jafe. waaye lépp rek encore xam nga mbir boo ko bëggee lu la ci fekk rek da nga naan ne namare lu la ci fekk rek day fekk nga préparer sa bopp pour jàkkoonte ak yooyu jafe-jafe. mais gannaaw parcours yooyu nga def dans les régions ñu jëlee la fii yóbbu la fële ba nga dellu si waat si Kër Massène alors sa arrivée à Kër Massène lan la changé en tant que doomu Kër Massène amoon ambition amoon bëgg-bëgg pour fexe ba li nga xam ni mooy jàng bi comme ni nga ko waxee léegi ma jëkk ko def ci bopp xale bi géem a fexe ba inculquer quelque chose loo xam ni dafay indi avantage boo xam ni dana indi yokkute ci wàllu Kër Massène. bi nga ñëwee Kër Massène sa présence ci Kër Massène bi nga fa egsee lan la yokk ci Kër Massène. changé na lu bare ndax. dama nekkoon koo xam ne kii dama demoon wuti arme ñëw naa dellu si naa Kër Massène indi sama ay expérience yu bare dellu si naa Kër Massène indi sama ay ay xam-xam yu bare macha allah jéem naa fa jàppale samay doomi communauté samay mbokk sama doomi dëkk sama doomi waaso jéem naa fa lu bare fa lillahi alhamdu wal minna ndax bi ma jógee góorgóorlu Kër Massène laa ñëw jàng naa ci primaire ba ñetti at yoo xam ni yi xam naa man ni am naa fa résultat waa Kër Massène seen bopp alhamdulilah bi leen xam nañu ni sama nekkin foofu amoon ndax nekkoon naa fa sax man kenn maa fa nekkoon en tant que jigéen ci mboolem enseignant yi nekkoon foofu à l'époque ay góor ñoo fa nekkoon man maa fa nekkoon ci jigéen maa fa nekkoon di leen di yee xale yu jigéen yi maa fa nekkoon di jàngal xale yu jigéen yi booleeg li ma doon jàngale ci école ba sax doon naa fa def sama ay cours yi diine doon naa fa def samay cours yi yeete man ak sama yeneen groupe yi xale yu góor ak ñu jigéen daan nañu def ay pièces théâtrales yee xale yi di leen jéem teg ci yoonu jub ci loolu nag ma mën ni rek nii ndax aussi wax dëgg yàlla xale yi nekkoon ñu ma dégg nekkoon ñu ma topp nekkoon ñu yàkkamti lool loolu ma leen daan defal la cours yi ma daan présenté par exemple ci mbiru diine ci mbiru social ci lu nekk yeete ci mbirum àddina fa lillahi alhamdu wal minna gis naa rek ni alhamdulilah loolu yëpp amoon na fa apport alors mais justement ci wàllu éducation boobu parce que du ñu gis ni tey jii gannaaw jàngat yu nu def ci suñu dëkkaan yëpp wala sax je ne parle même pas dans nos villages mais je parle au niveau général tey jii soo xoolee tey jii ci biir dëkk bi yëpp njàng mi dafa jullootu maanaam dafa wàcc su nekkoon tey jii ci fukk tey jii mi ngi ci juróom benn alors loolu ñu gis ni am na lu ko indi su ma la doon laaj tey jii lan moo ko indi da nga yaakaar ni réforme yu bëri yi nu teg ci njàng mi moom mooy yàq njàng mi wala da nga yaakaar ni aujourd'hui dafa am benn responsabilité entre gouvernement muy état ak ñi nga xam ni ñoom ñooy société civile wala parents yi ñoo si foofu la jógee parce que njàng mi fu mu toll fi nii suñu xoolee vraiment démb ak tey wuute na lool. dëgg la njàng mi bu ñu xoolee démb ak tey wuute na lool
ndax comme ni nga waxee niveau élèves yi soppeeku nañu melatuñu comme ni ñu daan mel bu njëkk élève bu CM2 boo ko tegee boo jëloon élève bu CM2 tey bu la neexee sax ni moo gën a baax niveau tey élève bu am bac déjà ba war dugg université. Tout à fait. yooyu nag ay mbir yu bare yu duggante ñoo waral loolu réforme yu bare élève bi kenn tegatu ko ci benn place 79 ngeen indi réforme 91 ngeen changé que 2000 bu tegal ngeen indi beneen bu ko juutu ngeen indi woon beneen nguur am na ci wàll waaye parents d'élèves yi tamit am nañ ci wàll. mais foofu nan la ci parents d'élèves amee su fekkee ni réforme parce que réforme parents d'élèves du ko def. réforme parents d'élèves du ko def waaye parents d'élèves associé nañu ko balaa nguur di def dara. associé na parents d'élèves laaj nañu parents d'élèves lan mooy xalaatam laaj nañu société civile lan mooy xalaatam kon bu ñu jógee rek bu ñu xàcc ñu dékk seen loxo mbaa ñu dékk seen ndàdd mu dal ci seen kaw kooku mën naa ni am nañu fa wàll trop ndax waroon nañu balaa ñuy d'accord ci dara baa ñuy nangu dara. mais est-ce que bettu nu leen ci waa ji parce que état tamit que xam nga am na doole waay boo xam ni des fois suñu ñëwee di taxawal dara mën nañu sax bett nit ñi wala indi leen beneen façon d'explication boo xam ne dañu ko comprendre dara. loolu yëpp am na ci bett na leen. man indi nañ leen beneen explication bu ñu comprendrewul ndax ñun ñii nekk ci terrain bi sax bu ma yeboo ni la bett nañu wala indi nañu yeneen ay explication lu la bett daal man la yoo xam ni yi tegal nañu nu ko waaye leer nañu naan ñi nun ni réforme yu bari yi ñu teg ci éducation bi man daal yaakaar naa ni boobee et pourtant réforme bi pourtant man ci sama bopp en tant qu'éducatrice je suis pas contre ndax bu njëkk élèves yi dañ leen doon jàngal arabe rek mbaa ñu jàngal leen français kese te réforme bi bu xëy na bu ñu ko waajaloon waajtaayam bu normal jëlal ko lu mu aajoo ci jumtukaay teg ni mu tegoo kon doomu Mauritanie dina génn man arabe man français. mais est-ce que ci wàllu woowu parce que soo xoolee tey jii élèves yi baaxatul en français baaxatul en arabe pourquoi parce que comme ni nga ko waxee. ci réforme boo xam ni fukki waxtu ak ñeent ngay jàng français fukki waxtu ak ñeent ngay jàng arabe bi boobu. boo ñëwee ba concours léegi dem nañu ba changer que. voilà boo ñëwee ba concours par exemple. ci primaire bi 200 points la jëla laaj 100 points ci arabe. 100 points ci français moo di lii moo di nii da nga war man arabe da nga war man français. waaye am na lu ñu fa remarqué ñun en tant qu'éducateur état bi doyul aussi. ñun am na lu ñu fa remarqué en tant qu'éducateur xam nga wax naa la ni la bu ñu ko waajaloon waajtaay bi mu war am ci temps. jëlal ko temps jëlal ko matériel kon xëy na dina joxe résultat bi ñu ci soxla waaye def ko li mag ñi di waxee njattal malaaka rek waaj ko tey suba. waroon commencer par exemple à midi 9h 9h15 nga di nañ ko door man de gëm naa ni réforme bii ñuy dox nii gëm naa ni bu ñu ko jëlaloon le temps normal wutal ko matériel normal dina joxe résultat. mais soxna Bintou dans tout ça la responsabilité des enseignants parce que tey jii man jàngalekat laa def naa ci njàngale mi fukki at ak juróom. alhamdulilah. yow jàngalekat nga. mais tey jii la responsabilité de l'enseignant tey jii soo xoolee tey jii les enseignants ne sont plus bien formés. tey jii moo indi tey jii niveau élèves yi wàccin boo xam ni c'est terrible da gis koo xam ni tey jii soo ko duggoon classe am tey jii muy enseignant. nga fekk que muy def leçon. soo moytuwul. da ngay piquer crise. alors loolu monsieur Babacar dugal nga ma ci dugal nga ma ci loo xam ne lii yàgg na ma sawar ko wax yàgg na ma bëgg ko waxee moo di ni xam nga arab yi dañu ni faaqidu shay ila yu'tihi loolu mooy lan mbir mi ku ko mënul loo jàngul doo ko tari mooy loolu rek loo jàngul rek mukk doo ko tari gis nga faiblesse au niveau élèves yi mën nga jëkke sax maa ngi jéggalu baat bi balaa muy door ndax ministre de l'éducation wax na fi mbir moo xam ne bii waral na ay taxaw
taxawal nañ fi bis bii passé lundi bi passé barki de boo Ndiaye enseignants yi Mauritanie wala fii ci Nouakchott taxaw nañu ndax baat bu ministre u éducation waxoon man nag du ma ministre du ma secrétaire u ministre simple institutrice la waaye xam naa ni bu doon sama sago de kaay leen ñu testé leen bu doon sama sago enseignant du ko ban kaay leen ñu testé leen ku ca am niveau dem jàngale ji bu doon sama sago yow mi wóolu sa bopp doo ko bañ ndax boo wóoloo sa bopp waroo bañ yenn yi taxaw nañu nag ni dañu leen ci minimiser dañ leen ci xeeb dañuy def nii dañ leen def ne waaye déedéet man de gisuma loolu man pour man bu doon sama sagoo rek xam nga lii ñuul nag moom bu ñu yeboon nañ ko seet rek ci soow mi lii ñuul li faible li indi faiblesse su niveau élèves yi nañ ko seet ci enseignant lu tax ñu ko ciy seet jël teg nit ci place boo xam ne bii waru fa nekk voilà mais est-ce que tey jii jotul ñu taxawal li nga xam ni mooy état généraux de l'enseignement parce que soo xoolee jafe-jafe yi nga xam ni moom mooy am tey jii ci enseignement bi comme ni mu la ko waxee léegi enseignant bi am ci une part de responsabilité bu mag a mag ba tax na soo xoolee xamatuñu fu nu teg suñu tànk est-ce que yaakaaru na tey jii nguur gi surtout le ministre de l'éducation nationale war na toog def benn lël maanaam état généraux boo xam ne daanu mën a toog xoolaat qu'est-ce qui ne va pas au juste au niveau de l'enseignement du loolu la ñuy waaj noonu nag lan nañ ko mën seete lu dul toog testé leen seet ku ci am niveau ñu dem jàngale ji ñii ñu te gis nga lii nuy wax nii nguur gi am na ci part responsabilité bu mag a mag nguur am na ci part responsabilité ndax nguur enseignant recruté wul boppam enseignant formé wul boppam yéen a leen recruté yéen a leen formé te recrutement ba bu leen recruté koo xam ni kii warul koo xam ni kii amul niveau bu ñu ko mën formé soo demee ba école normale. yow enseignant nga mais est-ce que loolu du xam nga ni école normale mais est-ce que loolu du laa du am mi xam nga affaire sama doomu nijaay la sama doomu bàjjan sama doomu voilà loolu est-ce que du loolu moom moo indi tey ji jafe-jafe yi jël nit ko xam ne xamuñu sax fu mu jógee loolu indi na jafe-jafe bu mag ndax bu dara desutul lu dul école normale déjà école normale enseignant bu amul niveau doo fa jëlee xam-xam gis nga ñi ngi kaas sax ay formation waaye formation ku amul base. mais est-ce que enseignant war nañ ko former accéléré. si 6 mois 9 mois. 9 mois 1 mois 2 mois. 2 mois kooku lan la lay jural est-ce que enseignant war nañ ko recruter ca këram rek ni ko génnal demal gën nu la xam yoon wa loolu lañ fa mujj def di loolu lii wax dëgg yàlla naam enseignant am na ci part bu mag waaye man de part bu gën a mag fii laa koy waxee. nguur laa ko jox ndax comme ni ma la waxee enseignant recruté wul boppam enseignant formé wul boppam yow ma koy recruté jëlal koo xam ni kii bu la leeree ni daf lay leer ni boo ko formé di nga ci am résultat bu demee jàngale ji dana mën génne résultat. alors tey jii fan la ci nguur gi toll est-ce que am nga ci yaakaar avec l'actuel ministre de l'éducation que ni ñoo ngi ci chemin bu baax bi nga xam ni tey jii mën nañ ko. am nga ci yaakaar en tant que tey jii institutrice. am naa ci yaakaar bu baax sax. am naa ci yaakaar ci kaw fi mu dëgg tànkam bu ci continuer rek waaye bu dee day nekkaat mbiru loo xam ne lii suba wala gannaaw suba bu coow jubee rek ñu ne loolu nañu ko bàyyi bu coow jubee ñu ne lii nañu ko wàññi bu coow jubee ñu ne lii nañu soppi doxalin. en tout cas Mauritanie war na seetaat boppam ngóoru Mauritanie war na seetaat boppam population Mauritanie war nañu seetaat seen bopp ndax lii nga xam ni mooy xale loo ci deful loo ko solul suba doo ko am ci moom loo jiwul ci moom boog ci beneen waxin doo ko góob te xale comme ni ko ñëpp xamee mooy xal nekk magu ëllëg. soxna Bintou du ñu wax ci enseignement ba génn ci enseignement bi te dugg nu ci li nga xam ni mooy Covid-19 muy coronavirus bi nga xam ni dugg na tey jii ci àdduna bi jaxase àdduna bi yàq lu bare. njàngale mi mu suuxal ko. ñu gis ni ñaari at ngi nii presque mën na wax parce que dugg nañu ci deuxième année bi. njàng mi taxaw noonu. ndaxte coronavirus bi bari na lu ñuy tëj école yi di tijji. alors tey jii. yan stratégie nga yaakaar ni tey jii nguur gi war na ko taxaw pour mën a indi benn stabilité au niveau de l'enseignement parce que gis nañu ni vraiment ça fait mal tey jii ci wàllu coronavirus bi Covid-19. vraiment ça fait mal ndax bu dee fu corona jógee rek ñu tëj école yi ça fait mal nun xamaguñu corona 2 ans lay def 1 an wala 1 année et demie lay def. wala dañuy dund ak moom sax faw et alors que loolu dañu si war a bàyyi xel. voilà war a dund ak moom alors que lii dañ ci war bàyyi xel. chaque pexe nag mu ñu dundee ak moom. par exemple
tëj bu mujj bii man bu doon dañu ma laaj kenn du tëj waaye nu dund ak moom naka nag la nu mënee woon dund ak moom classe normale bu ñu ko defee bu ñu limité nombre élèves. mais est-ce que am ngeen classe yu doy yu ngeen mën a limité nombre d'élèves. nu jëm ko am donte sax ay barak donte sax ay ni ñu koy waxeete ay mbaar démontable yi. man suufu àllu Mauritanie yaatu na. dëkk yi macha allah fa tabarakallahu ñu pour man recrutement wu nii ñuy recruter ni ñu doon recruter enseignants yi. ñu recruter que ay personnel d'appui yu doy. pour man élève bi au lieu mu am 1 mois jàngul ñu koy jàngal donc sax 2 heures ba 3 heures de temps 4 heures de temps par jour dana doy. ci naka ñu def rotation par exemple école bi 600 élèves ñoo fi nekk ñu xaaj ko ci digg bi 300 yi jàng 8 heures ba midi. 300 yi ci des ñu jàngal leen midi ba 18h. ba 18h par exemple. dégg nga bu ko defee élèves classe gu nekkoon 60 élèves. ñu def ko. 30 élèves ñu def ko 30 élèves ba 25. personnel d'appui bu fekkoon ni ñaari personnel d'appui ñoo nekkoon ci école ba ñu yokk leen pour surveillance élèves yi. ci cours yi ci récréation yi. bu ñu xasee dugg cours ñaari élèves par table. enseignant xasee dugg classe am normalement war na leen mën a maîtriser ba du ñu mën jaxasoo. bu desul nag lu dul récréation fi ñuy duggee fi ñuy génnee. personnel d'appui yi def seen jàppale leen def seen intervention. Alors les cantines scolaires parce que on en parle bis bu nekk ñu wax ko gis nañu temps yi ministre bi def na ci déplacement dem dans les régions. alors ñu gis cantine scolaire yooyu est-ce que tey jii cantine scolaire yi dëppoo na ak jamono est-ce que. cantine scolaire vrai sens du nom la wala ay cantine scolaire yoo xam ne rek façon cantine scolaire parce que yaa ngi ci milieu bi te xam nga ko. boo ko jëmee comparé ak cantine scolaire yéenu xamoon du sotti mukk waaye rek mënuma ci wax lu dul nii moo gën niin ndax par exemple zone yi ministre bi demoon ay zone yu franche lañu zone yu yoo xam ni yu difficile lañu dund bu metti moo fa nekk xiif bu metti dafa fay am ñàkk gu metti dafa am ñàkk liggéey bu metti daf fay am kon bu yàlla defee jawriñ ba dem fa ubbi fa ay cantine élève bu wàccee au moins man añ wala bu balaa muy xëy man ndékki kon duñu ci wax lu dul ni est-ce que tey jii cantine scolaire boobu egg na sa dëkk yow Kër Massène Kër Massène yàgg na fa nekkoon na fa sax. nekk jekk Kër Massène ba école 1 bu Kër Massène fondamental bu Kër Massène. est-ce que yow en tant que doomu Kër Massène nekk fa jàngale fa ba jógee fa dellu soit Nouakchott ñëw ministère. foofu dama la fay sànni xeer sax mais soxna si. à ton âge lan moo waraloon tax nga bàyyi Kër Massène ñëw Nouakchott ci capitale bi bëgg lu nooy la lu tax mënoo woon toog. nga jëlee fa retraite. non du bëgg lu nooy man balaa may ñëw ministère nekkoon naa Tigint bi def naa fa 18 ans. kon Kër Massène ñetti at rek laa fa jàngale ma ñëw Tigint am na nag lu ma yóbbu woon Tigint papay xale yi professeur la nekkoon collège yu Tigint xale yi aussi am entrée en 6e war jànge collège te Kër Massène à l'époque amul woon collège. voilà mais bi nga dellu see Kër Massène lan moo la waral tax ni nga préféré dellu si ñëw ministère da nga sonn ci njàngale mi da nga sonn ci coow li da nga sonn ci. coonoo nga fa ak feebar sax ndax dama ànd ak rhumatisme bu ma xasee def 2 heures de temps sama taxawaay dootul mën taxaw. waaye aussi dañu ma sa absence. mën naa ni la sax sama ñëw ministère aussi dañ ma ko félicité daal. ndax at yi ma def Tigint def naa fa 9 ans yoo xam ni direction école 1 laa am yore woon comme ni la ko soxna leen waxee. école 1 bu Tigint mooy ëppoon ci école yi Trarza. octobre 2018 bi mu fay jógee booba maa ngi ciy tëj 825 élèves. donc 500 et quelques yëpp ay jigéen lañu. at moomee le premier du Trarza sama élève woon. def naa fa ay juróomi at yoo xam ni yii Mederdra ci seen bopp amoon nañu fa site bu ñu daan wax Mederdra Today dañu daan organiser benn compétition boo xam ni sama élève man Bintu Dieye rek moo ko daan jël à l'école 1. kon bi may jógee Tigint di ñëw Nouakchott
di ñëw Nouakchott dañu ma détaché. détachement boo xam ne bii. c'est juste pour te récompenser. voilà merci. Voilà mooy soxna Bintou mën nu dugg ci biir émission bi te duñu dugg ci sa vie politique parce que gis nañu ni Bintou Dièye est une femme battante influente politiquement nga nekk cadre à l'UPR nekk Kër Massène ñu lay dippee la lionne de Kër Massène. Alors sa vie politique à Kër Massène nan la demee. sama vie politique à Kër Massène ma nekk nag koo xam ne kii bi ma duggoo politique presque mën naa ni la yàggul. yàgg na yàggul ndax bu ma yeboo ni la février 2011 laa dugg politique avec El parti lui am bu président Boy Dieloul Houmet. parti politique boobu ci laa njëkk a duggee. politique mooy porte bi ma duggee ci politique bi ma duggee ci politique daal. nekk naa wi am def naa bii mooy sama ñaareeli mandat ci mairie Kër Massène. mandat bee jàll nekkoon naa fa adjoint au maire léegi nekk naa. conseillère léegi maa ngi fa conseillère ci mairie Kër Massène. mais lan moo tax nga jóge ci Boy Dieloul Houmet ñëw parachuté wala transhumé comme ni ko gaa ñi di terme yi gaa ñi di utiliser souvent. ci UPR lan la wut lu nooy. parce que jógewu ma ci Boy Dieloul Houmet. Boy Dieloul Houmet parti la. parti la yor président parti la woon. bu ñuy wax parti lui am parti ba ci boppam. moo tas parti ba ci boppam tasul moom la ñu seeyal ci biir parti UPR. voilà waaw yow nga fekk ko. ma noonu ma nekke woon ànd ak noonu Boy Diel nekke tey ci UPR. noonu laa fi nekke ci UPR. mais foofu lu tax ngeen nangu pour dugg ci maanaam nguur mu jaral leen ngeen tas. parti boobu seen parti politique. Voilà. est-ce que coûté wu leen cher tey. yaakaaruma ni coûté nañu cher ndax ñun dañu gis ni dafa am mission bu du doon dox ak accomplir nañu ko. mooy lan. moo di ni saa yooyu les saa nga xam ni Mauritanie dafa soxla woon opposition. bu taxawaayu opposition. ndax ku ni politique ni parti politique ku ni parti politique daani parti au pouvoir daani parti. de l'opposition mais yow pour yow Mauritanie tey soxlawul opposition. pour ma naam mi ngeeg opposition waaye yooyu le temps nga xam ni opposition ba dafa taxaw di boycotter élection boobu ci la Mauritanie gënoon soxla opposition. ba élection ba boycotter dama ni ku ni parti politique ni parti ku ni parti ni élection ku ni parti daani opposition wala nga ni parti au pouvoir te politique boo gis nag Babacar xam nga ni làmb goo gis dina am ku gagné dina am ku ñu gagné. mais soxna Bintou man ba tey convaincre gooma ci loolu parce que quand on parle de politique on parle de parti au pouvoir UPR bi ngeen tey jii jël seen parti seyal que mu am ñoo xam ne neexu leen woon opposé wu nañ ci am ñoo xam ni mënuñu yëkkati seen kàddu est-ce que yow bokkoo ci ñooñu nga xam ni duñu àndaloon ak boo jël mu nekk benn buur rek boo xam ne dafa taxawaloon boppam samp ko lu mu wax moom mooy am keneen amul benn sañ-sañu wax leen ci parti bi. pourtant loolu ci sama gis-gis du ma di lu mu am ndax def nañu congrès pendant une semaine def nañu lépp loo xam ni lii dem seeyal parti bi laaj na ko ci deminin wala doxalin. def nañu ko ba wote ko ba mu ni kërëj ni kocc seeyal parti bi ci biir parti bi nga xam ne mooy parti UPR kon boo ma nee tey dafa am ñoo xam ne ñii dañu fa nekkoon rek man loolu nekkul loo xam ne. yow xamoo ko mais ñun en tant que taskatu xibaar xam nañu ni am na ñoo xam ni malgré que ni def nañu tey jii ci wàllu UPR tas parti bi mais tey jii ñoo ngi koy regretter ci heure bi ñu nekk ni parce que parti bu meloon nëwi yaam ak doole ji mu amoon ci biir réew mi ak ni mu ngeen amee woon tey jii taxawaay. tey jii ngeen jël seen cadre yëpp maanaam seeyal ko ci biir UPR te am nañu ci bëri ñoo xam ni cër bi nu war a am ci biir parti au pouvoir amuñu ko loolu il faut aussi tamit nga reconnaître ko. loolu mënu ma ko reconnaître ndax kenn. am ngeen seen cër am ngeen seen cër ñii yéen parti bi yëpp am ngeen seen cër ci biir UPR. comme tout le monde est-ce que parti UPR ci seen bopp ñëpp am nañu seen parti am nañu seen cër ci UPR.
parti UPR ci boppam est-ce que ñoom ñëpp am nañu tey seen li ñu war am. ci mais ñi ko war a am war nañ ko am. est-ce que yéen ñi ngeen ko war am war ngeen ko am. yow lan nga am tey jii ci parti UPR. ci parti UPR. waaw am na membre la ci parti UPR. kese. lan laa woon ci UAM. loo fa nekkoon. nekkoon ci bureau exécutif. nekkumoon ci bureau exécutif. nekkoo fa woon dara. nekkoon naaj. kon loo doon def da nga doon febere rek. feberewu ma woon bale woon kon tey jii moom ngay def tey jii UPR nangu di febere. une grande dame ñu lay wooyee la Lyon fi nga dëkk. balewu ma woon feberewu ma woon. membre laa woon ci parti ba membre laa woon ci parti ba membre laa ci parti mais tey yaa ngi koy nangu yaa ngay nangoot loolu. maa ngi dinaa ko nangu ndax mais soxna Bintu dama ñëwoon nekk membre. soxna Bintu kuy politique da ngay wut avancement. mais bien sûr waaye ñaanuma yàlla gàtt fan. fii ma nekk nii ñaan naa yàlla may ma ci sama dund ba ma gis sama bopp ci place bi ma war gis sama bopp ci parti bi. ak li nga représenté ci Kër Massène ak Kër Massène commune nu mu toll. ak Kër Massène commune nu mu toll. waaw voilà Kër Massène au niveau de Kër Massène. ba tey ji fu mu toll fi nii suñuy wax Bintou Dieye conseillère municipale yow daal fa nga ko bëgg a jàpp daal conseillère municipale. déedéet Babacar nee naa la ñaan naa yàlla mu may ma ci sama dund gi loo xam ne lii ñu gis ma feneen ci parti. waaye nag dara xëyul sotti. pour man loolu laay wax dama naan rek dara xëyul sotti. mais justement yéen te sax UPR noonu kañ leen fa ñëw. mu ngi xaw a yàgg de. waaw. mu ngi xaw a yàgg ba tey UPR. ñu nu fa jiitu woon ñoo fa nekk ba tey. waaw mais nag war ngeen mën a tey ji bokk ci yenn ci instance yi. bokk daanu ci bokk ndax am na ci sunu waa parti ñu fa bokk. waaye mënuñu jël rek ñëpp ñu bokkandoo. yow tey ji sa ambition politique lan la. rëy na. jox ma ci benn rëy na trop. jox ma ci benn. rëy na trop. jox ma ci benn amul courage bi ak fitu devant xeltu nga wax ma ko muy exclusivité wax ma ba lan mooy sa ambition politique. am naa ambition yu rëy. te xam naa tamit ni bu ma deewul rek dina ma sotti. maire Kër Massène ndax alhamdulilah rabbil alamin. maire Kër Massène. mën naa ko maire Kër Massène wala député Kër Massène wala député national pourquoi pas wala député ci député national des femmes pourquoi pas. alors tey jii yaa ngi ci wàllum politique di ci dund di ci yëngatu. tey jii soo doon jàngat di wax ni am na loo xam ne doxul ci politique Mauritanie. nga war ni lii kat su bëggoon nga mu soppeeku ci nii lan lay doon. ci politique Mauritanie. loo xam ne lii loo xam ne neexu la ci politique Mauritanie. ah bon politique Mauritanie. comme bépp Mauritanien li fi naqari bépp Mauritanien rek. bépp Mauritanien mooy lan. mooy par exemple yenn représentation par exemple askanu wolof ni mu néewee ci nguuru Mauritanie te pourtant. yaa ko junj de yaa ma dugal. maa ko junj maa ko wax. yaa ko junj yaa ma junj yaa ma dugal dinaa ko naan fii. waaw mais askanu wolof. surtout parce que da nga dugg ci point bu am solo. askanu wolof da ngeen di yuuxu rek di jooy di wax ni ñun kenn boole wunu ñun kenn defunu est-ce que yéen boole ngeen seen bopp. boole nañu suñu bopp kay. nan ngeen boole seen bopp nan la nit di boolee boppam. boole sa bopp doy na ci nga jàng. boole sa bopp doy na ci nga fonk sa réew. boole sa bopp doy na ci nga bëggal sa réew lu baax yéy na sa réew jàmm. nun nekk nañu xeet woo xam ne yow alhamdulilah kenn mësuñu ràññee ci. ci fitna surtout ci fitna voilà. wala da ngeen ragal rek. dañu bëgg jàmm. bëgg jàmm dañu bëggal suñu bopp jàmm bëggal suñu réew jàmm ba lu leen teg ngeen nangoo. daanu ko nangoo nen rek waaye daanu du bu yàggee rek bu aljina yàggee rek daañu nu mës a ràññee ndax tey alhamdulilah rabbil alamin bi réseaux sociaux commencé am xeet wu nekk yéen a ngi beru ci seen ruq. di waxtaane seen i mbir. di jéem xamante ci seen i mbir di jéem xamante seen biir pardon ku nekk tey fu doomu cadre olof nekk tey. xam nañu ko. mais man li may wax à chaque fois. dama koy wax am na ñoo xam ni dañ koy nangu mais am na ñoo xam ne duñ ko nangu te noonu la. parce que kenn ku nekk am nga si liberté bopp di ko wax. mooy pour man sama jàngatu bopp mooy damay wax ni à chaque fois et j'insiste toujours ci loolu. que ni maanaam la communauté wolof yéen bi ngeen doon. amul leen leadership. ça veut dire que leadership su ma ko waxee mooy
amu leen kilifa dëgër laay boo xam ne tey jii suñu ko xippee rek ñu ne kii la te yéen ñëpp ngeen ànd ak moom war a ko jàppale ci yoon boobu pour mu ñëw représenter nag communauté bi yëpp est-ce que d'accord nga ci ak man que ni amu leen leadership d'accord ma ci loolu am ndax ñi nu àndal ñëpp tey ci réew mi gisuma fi xeetu ñu naan dafa am leadership ah bon déedéet dëkkaan yi dëkk boo dem am na kilifa gu fa nekk am na koo xam ni da ngay ñëw seen kàddu moo ko yor suñuy wax ñu waxtaan ak ñoom ba suñu waxtaanee ba seen biir ba d'accord moom mu ñëw porter drapeau boobu nga ni mais ko dëkk yëpp am na ko bu dee yow man waxuma xeet la ñu wax waxunu mais xeet yi laa wax xeet yi waxunu xeet wolof am na dëkk wolof boo dem am na leadership dëkk wolof boo dem am na leadership am waaye bu nu ne par exemple xeetu naar wala xeetu saraxuli wala xeetu tukulër fii ay fief politique ñoo fi am ku nekk yaa ak ka nga àndal mu ne que soit nga nekk naar sa fief nekk olof que le contraire am na fi mais bu dara desul lu dul dëkk bu nekk am nga sa leadership bien sûr voilà soxna Bintu émission xeltu nag dafa am na muy doxee mouchoir bi gars ñi dañ ma ko laaj parce que dama demoon congé dellu siwaat semaine bale passé ma invité ay baykat gars ñi gi sunu mouchoir bi tey nag ma indi mouchoir bi parce que nennu mouchoir bi moom daf leen neex lool dama lay jox mouchoir bi nga téye benn merci ñaar voilà ñu xool mouchoir bi lan lay jariñ du ñuy ànd ak waa régie ñoom ñi nga xam ne ñoo fa nekk comme ni mu leen koy waxee saa su nekk ànd ak waa Ingest Glep Lahmet commutation mu Kalzoum Bilal Fatimitou Mintou Souleymane nekk sama réalisatrice tey jii ànd ak ñun Fatimitou Mawlut nekk ak ñun ci wàllu son bi Abdallahi Wul Mahfout ànd également coordinateur Dahman Salek nodal fële nga xam ne mooy Dahman Abou Salek moo fa nekk ñu ànd ak ñoom ñëpp nag ñu jox nu suñu premier élément tey jii am na fu xeltu doxantu am ku mu dem seeti am lu mu ko laaj ñu dem seet kan la dellu soit ci plateau bi mën naa ni sama yaay la sax ndax depuis bi may xale bu ndaw ba léegi maa ngi si ndax gisuma sax bàyyi ndax yaay rek laa am presque te depuis bi may xale bu ndaw ba léegi sama jàng ak sama foo yëpp ci moom laa ko defee teg na ma foo xamee ni tegu fa sax yenn dooma mën naa ni ndax lu bare daal ci man la ndax kër ga mën naa ni mën naa fa li ma fay def sax ay doom amuñu droit def ko aussi sama lépp sama lekk sama naan lépp jooyu ma ko maa ngi koy am mu waree xam nga rek bu may wax ci moom daal duma mën wax lépp ndax non loolu moom amu fi ndax lépp li ma sama yaay daan defal yëpp daf ma koy defal ndax depuis bu yàgg sax bi ma ñëwee ci moom ak léegi mosuma woo sama yaay ni ko dama soxla lii wala dama soxla lee aussi sama yére sama lekk sama naan ak sama liberté yëpp aussi am naa ko fu ma neex lay dem comme ça te loolu am na sax liberté bu ma am fii te am ma ko fee ndax daal lépp daal joué na ko rôle bi ma waroon am ci sama yaay joué na ko rôle bi ma manqué aussi sama baay joué na ko xam nga dara lu ma manqué foofu waaw du nga koy ñaanal rek mu gudd fan ba fekkee ndax ñun li ñu ko yéene xejul sax ci addina si ndax incha allah rabbi ñaan noonu yàlla tekki ba defal ko lépp li mu bëggoon moom te mujj wu ko def moom ci boppam loolu moom noo ngi koy ñaanal yàlla mu gudd fan ba nu fekkee ko incha allah. voilà kon nag mbokku téléspectateurs yi yéen a ma ko doon laaj ndax dana fomp wala du fomp voilà mi ngi noonu kon voilà kii sa jarbaat la nga yar ko mu nekk lu ndaw waajuram bu góor génn àdduna mu ñëw nee na sa complice la daa ko confier loo xam ni sa doom bi nga jur doo ko confier. Voilà, ça c'est l'émotion, c'est xeltu. Soxna Bintu. kii sama jarbaat la sama doom la ndax yaayam sama doom bàyyi la sama seex la 22 jours donc laa ko magee yaayam mu jox ma ko mu di lu ndaw waaye mu di xale bu jub di xale bu yaru di xale bu xam palaasu mag di xale bu xam ku mu doon
li ma ñaanal yàlla delloo naa ko yàlla na ma yàlla bàyyi rek ci kanamam te bàyyi ko ci sama kanam mosuma ko takkaleeg sama benn doom mosul werante kenn li mu wax yàlla lañ ko seddaloo man ak moom. voilà ñu dem ci sunu deuxième élément waa régie mu Kalzoum nga jox na sunu deuxième élément ñu dem dellu soit ci plateau bi. Bintu Dieye nit ku baax la nit ku yaru la nit ku tee la nit ku xam digganteem ak boromam te lu ma la ci wax rek dinaa bàyyi lu bare ndax Bintu macha allah sama rakk la ñoo bokk ndey ak bàyyi mu topp ci man waaye njàmbaarte boo koy wut demal ci moom macha allah ci fànn bu nekk nag macha allah jàmbaar la ci njame njaboot jàmbaar la jàng na alxuraan jàngalekat la macha allah. bare na ay fonctionnaire tey yu génn ci loxoom ñu koy sant yàlla bu baax a baax te mu di sama rakk joo xam ne nag dafa am yërmande ci ndeyam premièrement deuxièmement nit ku bëggoon waajuram bu góor macha allah bëgg njaboot sonal ko lool njaboot rek a tax mënul am dara boo nee Bintu Dieye damay sawar ci moom lool Bintu Dieye takkul jaaro takkul chaîne takkul lam ndax njaboot ma ngay lu mu am lépp lu mu am njabootam rek ak bokk jullit bu ci yàlla def wërsëgam macha allah mi ngi yore njabootu rakkam mi ngi yore njaboot goo xam ne dinga ko dénk ci këram te ñëpp la yemale amul xaj ak seen ci diggante xale yi mu yore koo fa fekk tey ji ku ñu ne la waxul ni kii Bintu Dieye juru ko dooni juru ko macha allah amuñu lu may di ko sant rek di ko ñaanal yàlla gudd fan goo ànd ak wér ak sutura bu bare Bintu Dieye comme ni ma la ko waxee takkul jaara takkul lam solul yére bu rafet ndax njaboot bërki démboo njaay bërki démb ci tegu jël na whatsapp am tëj ka ngir doomam jox téléphone am doomam pour am ay application moo liggéey ci téléphone yi lu ma la wax rek ci Bintu Dieye Babacar naam day des lu bare li waxtu wi ngeen ma indi tey ji pour ma témoigner ci moom mënu jeexal li may wax ci Bintu Dieye macha allah su ma yóbboon di la tey tubay ja baayam soloon woo doona sërëm ndax baayam këram ku nekk xam na ci Kër Maseen tey Bintu Dieye bu nekkee ca kër ga bu ma yóbboon di la Cheikh Dieye deewul macha allah gan gu fa ñëw daa lekk daa naan gan gu fa ñëw daañu la teral ba nga boo demee daa am loo nettali Bintu Dieye nag doon macha su ma nee laa Bintu Dieye mooy première bachelière Kër Maseen bu jigéen mooy Bintu Dieye sama rakk ji jàng na macha allah politicienne bu mag la ku nekk gis na ko li mu mën ci politique ci jigéenu Kër Maseen tey jii du naar ba du wolof ba moom moo ko fa man macha allah turam sore na lool xëy na tànkam gàtt na waaye turam sore na lool ci biir Mauritanie ñëpp a xam Bintu Dieye su ma ne laa 80% population Mauritanie ñëpp xam nañu Bintu du ma nar muy nit ku baax nag wax dëgg yàlla man mii di magam sama njaboot gi noonu la sonne ci ñoom nun di solo di sumeeku waaye moom talul dara bu doon sagoo ma njaboot gi yëpp réussir loolu rek la bëgg mooy biyam aussi bëgg na ay rakkam yi góor ak jigéen ñëpp doomi rakkam yi góor doomu rakkam magam yi jigéen yi ak doomi rakkam yi jigéen ñëpp bu doon sagoo ma tey jii ku nekk daa réussir Bintu Dieye man mënuma jeexal waxam Babacar naam macha allah dama sama xol dafay fee sax su may wax ci waxam wax dëgg yàlla dama koy ñaanal yàlla gudd fan ko ànd ak wér yàlla na yàlla wàcc sama kanam yàlla na ma yàlla bàyyi sama kanam njaboot waaye moom it yàlla bu mu dénk kenn njabootam ndax njabootam googu tey jii bu ñu ko gisul rek seen bët dana lëndëm yàlla na yéex ci man ak moom ak jëli cëpp ci barke Moustapha sallallahu alayhi wa sallam. soxna Bintu doo taaw waaye li la sa mag seedeel doy na. du ma taaw waaye may rek ku taaw may rek moom mi nga xam ni dafa tracé yoon wi rek ñu jaar leen balaa muy solu mbote nu solo nun ñëpp balaa muy tëdd dina xam tegam xam naa dépense añ wala déet bi ñëw naa Nouakchott di louer pendant 3 ans waaye pour le 20 jotee ci weer bi daf may sonal 8 man na luyaasu kër gi mbaa lekkuloo ko ana luyaasu kër gi baa nee des fois dama koy tappale sax wax lu ma neex waaye lu ma soxla ci moom bu demoon marché bu doon benn libaru carotte wax naa ko ci mbooloo yu bare bu jëndoon benn libaru carotte dina ko séddale indi ma genn wàllam yal na yàlla fayal ma ka amiin incha allah yal na ko yàlla bàyyi ci kanamu njabootam te bàyyee ci sama kanamu njaboot te bàyyeenu sunu yaay bàyyee jullit lépp lu mu soxla bi jaay na amiin incha allah ñu dem si sunu troisième élément élément bi kii nee na yaay idolam
waaw nee na ci yow la da ngay teg sa tànk rek mu teg fa tànkam ñu dem seeti kan la ñu seeti si sunu troisième élément Oumou Kalsoum Bilal. ndax moo ma yar moo ma boot keroog rek nag ñu waxtaan man ak moom ci lu mel noonu way bi mu demee ba ràññ xëy mën naa ni bi mu demee ba sëy laa man wax man ni man ak moom si laa xam ni bokk nu ndey ak baay man ak moom mag la ci man sama chéri la sama lépp la wax dëgg yàlla te kuy wax ci moom wax na xam naa dafay commencé rek waaye du jeex. moo di su ma waxee ci man dama koy tudde sama idole parce que damay joxe benn kii bu tuuti rek ci sunu village ni bac littérature arabe man ak moom rek ñoo ko am ci Kër Masène ba mu jeex tàkk ndax man si moom laa doon topp mën naa ni moo ma jàngal moo ma doon wan yoon bu ma nee anglais commencé naa ko làkk wala jublu woon naa ci pour jàng anglais moom laa jëkk dégg wala moom laa ràññee ci koo xamante ni dugg na université doon def littérature arabe par dem université def arabe ma ñëwaat toppaat si gën a am encore ci faisait la même chose fi mu doon jaar rek laa doon jaar man moom idole la si man ci côté boobu tamit dama koy faral di wooyee sax sama sëriñ encore benn instant. nag alxuraan nag moom dafa bokk ci sunu dund. maire bi dafa am benn nataal bu ñu ko daan jox kii di sama yaay yar ko moom daan na comme kuy dem suñu village soxloon ngay tegtal kër wala ngay wax fan la bokk boo demee rek da nga naan yaa ngi dem ci maire buy jàngal fi alxuraan loolu moom moo doon tegtalam ñëpp gindi ci loolu nun ñëpp du ñu jog rek ak alxuraan du ñu jog fi ngay foo commencé rek alxuraan ngay commencé alhamdulilah tiitar lu ci nun sag la ci nun pour nun daal alxuraan moom mooy lépp si àddina di ko ñaanal rek mu gën réussite ci kanam rek te dem na ba macha allah ba pare ndax moom day jàll rek nunu topp ci moom di dem nun moom moo di sunu wasila man mooy sama sëriñ mooy sama wasila loolu laa koy tuddee di sama idole tamit yàlla na ko yàlla lafal cat yàlla may ko lépp lu mu yéene boppam ay waajuram yéene ko waa këram yéene ko jullit yëpp yéene ko. jox micro maanaam sama invité dama koy toftal ak beneen élément su ko defee su ma ko toftalee beneen élément nga tontu ma ñaari élément yooyu élément bi nag élément bu touchant la boo xam ni bu marqué la man bi ma demoon tournage ak ñi ma ànd équipe bi ma àndoon yëpp doon fi leen touché ñuy ànd ak waa régie Oumou Kalsoum nga jox na suñu quatrième élément avant ñuy ñëwaat suñu invité. sama doomu maga sama doomu dajaaya sama mag ko baay mooy jur baay ba jox ma ko maa ko ba bëgg sëy ma jox ko sama doom ànd ak man bay léegi bi te faat ma kaa ñaan yàlla rek dama kaa ñaan yàlla rek mu bëgg a jot yàlla na gën passé ay doomam ak ay xaleelam ak dëkkat jëm ak mbokk ya ak ñëpp maa leen ñaaneen yàlla yi bëgg yi bita faal bi dama ko wax dara lu ma ko ñaan yàlla rek laa ko ñaan yàlla ndax man ma li ma defal man ma xam naa fa defoon naa ni moo sama mag sama defa naa ko bu baax waaye dama li ma def fàtte na sax li ma def ma doon kii moom lépp la ci yow. kii lépp la ci man. nee na defaloon na la de waaye li nga ko defal. lépp la ci man kii sama maam la ndax sama tante papa la. bi may ñëw ci moom 5 ans laa am. maa yóbbuwoon sama bopp dañu daan woon à l'époque ca tool yi dugub ya nee nañu lekk xamp xaal moo ma fa yóbbuwoon ma faf lang mu dalal ma mu gis ma am intelligence 4 ans la 74 mu dalal ma alxuraan ma commencé jàng foofu sax lañu moom mii jàngale katu alxuraan alhamdulilah rabbil alamin mooy Achetou Gueye bu sama maam Faly Gueye ñooy borom daaree ca Kër Masène mu dalal ma alxuraan façon yéene ma continuer ci alxuraan bi rek moo di fii ma la waxee ni la dama doon mujj gi nag may fiir ci samay morom yi doon jógee kii mu yar ma ci biir këram ba ma màgg mu def lu mu def ci biir këram waaye ma continuer nekk doomam rek. lu mu def ci biir. mère bi ni ma ko ñamewu ma ko sama yaay bi ma jur. samay secret bopp lu ma nëbb di ko nettali moom laa koy parce que moo la yar ndax moo ma yar moom laa xam moo ma yar moo ma jàngal. moo la yar moo ma jàngal. jël basam jox la. moo ma yar moo ma jàngal. voilà ñu dem. yàlla may voilà ñu dem ci sunu dernier élément ndaxte waxtu bi tànc nanu ñu dem ci sunu dernier élément
ñëpp xam nañ la waaye kii war na la xam ñu dem si suñu dernier élément sore nañu waaye def nañu tout seen kéemtalaay kàttan ba am dara ci moom. alhamdulilah. Bintu Dieye yàlla noonu yàlla taasal ci barkeem Bintu Dieye jullit la Bintu Dieye gëm na yàlla Bintu Dieye xam na dafaaram xam na li ko war ci man ak ñëpp nit gu mu gis rek def na ko mu di nit xeebul kenn yemul kenn yabul kenn te di jàmbaar Dieye ca këram di jàmbaar ci njabootam di jàmbaar ci rakkam di jàmbaar ci yaayam bon nag Dieye lu mu bëgg ci soobe cangoon moo ko xam yàlla na ko yàlla defal Bintu lu ma xam ci moom bare na ndax Bintu man mi ko jur dama wut barkeem man mi nga xam ne maa di ki ko sukk jur dama wut barkeem maa ñaan ci yàlla ak barke Faale ak Moustapha Diop sa ñi rek Birane Diop tegam ci la génne yàlla bu ko boppam ti yàlla na ko yàlla may lu mu bëggal boppam yàlla na ko yàlla bàyyi ak njabootam yàlla bu mu sonn wute yàlla bu benn jullit sonn woote yàlla na yàlla fekkee njëriñam. donc sunu dernier élément ngoog. seen dernier élément ngoog Caatum Babacar Sène. Caat mu juddu fekkawul baayam. Caat mu juddu yaayam a ko yar ak rek baayam yal na ko yàlla bàyyi ci sunu kanam. amiin incha allah yal na ko yàlla fay. coono njaboot yàlla nag ndax am nañ ngërëmal borom këram alhamdulilah rabbil alamin. incha allah sunu papa Cheikh Dieye. ku nekk xam na li mu daan wax ci Caat. kon nag bi jaahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mi ni inni imraatan maatat wa zawjuha anha raadin daxalat aljanna moom day لم تتوفى الحمد لله رب الحمد والمنة قبل زوجها لكن زوجها مات وهو راض عنها yal nañu yàlla may jàmm incha allah amiin yal na yàlla yërëm sama papa amiin incha allah ak néewi jullit yëpp amiin incha allah jaay nabil Mustafa sallallahu alayhi wa sallam mbokk téléspectateurs yi ak téléspectatrices yi foofu lañ koy yemale ndaxte émission tey bii dafa ala daawome ñuy sant gërëm ñëpp ñi nga xam ne ñoo si jàppoon un geste Gleb Ould Ahmed di ko remercier infiniment commutation Oumou Kalsoum Bilal ci liggéey bi Abdallahi Ould Mahfout son ci kaw son si suuf Fatimitou Mawlud sama réalisatrice la brave dame Fatimitou Bint Souleymane Zde Salek nekk fële ca kaw coordinateur Dahman Nodal Tahman Abou Sidi ñuy gërëm également Lena Dieye ci ànd bi muy ànd ak ñun gunge bi muy gunge ci liggéey bu mucc ay bi nga xam ne ñoo ngi koy def di leen jox daje incha allah samedi ci plateau bu télévision El Mauritania yal na yàlla jàmm ci biir mi yàlla muccal leen muccal digal jógee xew. Assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.